salaamaaleykum mbokku askan wi mbokku Dieuppeul Derklé Castor tey ñu ngi fii ànd ak yéen ci reportage bu ñuy def ba nga xamee ni ay fan yu néew ñoo des pour ñu dem ci élection municipale yi tey nag dem nañ seeti ay partisans yu bëri ay partisans yu maire sortant bi di Cheikh Gueye te ngeen xam ko partisan wu DG du port muy Ababacar Sadikh Bèye partisan wu madame Dieng Ndeye Marie Ndiaye ngeen xam ko muy femme bu jàmbaar nekk première femme boo xam ne doon candidate au niveau de la commune pour jàmmaarloog yeneen candidats yi. am na tamit candidat bu mel ni Birane Ngom nga xam ne dootuñu ko présenté ci commune bi gis nañ mbooloo bu bëri bu moo àndal waaye loolu yëpp waxtaan nañ ci ak partisans yi nga xam ne ñu ngi ci biir commune bi ñu wax ñu ñoom dëgg-dëgg lan moo waral ñu choisir candidat yooyu noonu ak lan la ñuy xaar ci ñoom pour mën a jëmale commune bi kanam. voilà Awa Cissé laa tudd. Castor 1 bilan numéro 21. élection yi macha allah ndax amul violence kenn xeexul kenn xuloowul ñëpp ñu ngi koy jaarale si yoon ku nekk yaa ngi topp sa leader ki nga àndal xam nga te ñun nag ñi ngi àndal vraiment DG Port. maa ngi tudd Badiane Fatou Sène dëkk ci Castor nekk ci commune Dieuppeul Derklé. li ma la mën a wax ci madame Dieng bari na moo tax ma ànd ak moom ndax madame Dieng dafa social madame Dieng depuis ville de Dakar. mi ngi ñëw ci commune bi di def le lait à l'école blouse yi nga xam ne xale yi dañ koy sol muy tenue yi madame Dieng moo ko indi te boobu nekkul ci commune bi tey mu ñëw nag ñu bëgg koo taxawal pour mu nekk ci commune bi moo tax ñu ànd ak moom. man maa ngi tudd Souleymane Sadio dëkk Dieuppeul 3. élection locale yi ñun jeunes yëpp dañoo ñëw soutenir candidat bi nga xam ne mooy Ababacar Sadikh Bèye mu ñu koy woowee la candidat de l'espoir yaakaar moo tax ñi jeunes yi ànd ak moom. gis ni moom dafa il est compétence dañ ko njëkk xool loo xam ne lii Sénégal yëpp nangu leen ko compétence am ñu gis ne am na compétence am na engagement am na détermination te dafa pare dafa am amour pour jàppale gox bi donc ñu gis ko nag depuis pratiquement bu mu fi nekkee ba léegi depuis 2017 ba léegi mu ngi def ay jéego maanaam si éducation tey mu ngi jàppale waa commune bi si côté santé mu ngi jàppale waa commune bi si emploi des jeunes mu ngi jàppale waa commune bi si financement ak si yeneen ak yeneen mu ngi jàppale commune bi donc moom ñu dañoo gis ne tey moom rek moo ñu mën a génnee tey changer suñu commune def ko commune bu dàq si biir commune si biir Sénégal. Obey Fall maa ngi dëkk Sicap Liberté 3 côté Dieuppeul Liberté 3 B 1978. Union citoyen buntu bi. xam nga man xaw ma ko woon mu dëkk fii ay nit yu baax yu ko xam présenté ma ko biñ ma ko présenté ma ñëw di ko jàppale ma gis ni programme am bi mu yor. dafa war law ci Sénégal ma gis ni mu won ma ni ma liggéeykat la femme yi muy àndal yi yëpp jiitu ma si moom won ma ni ma liggéeykat la jigéen la ñafekat la ci jub na ci dafa bëgg liggéeyu équipe surtout loolu équipe bi mu soxla di ko liggéeyee parce que lépp lu muy def xeebul kenn dina ci waxtaan ak ñëpp investir ñàkk investir ñëpp lay waxal ba ñu xool lan la ñun ñëpp ñu bokk ko bind ni lii la ñuy def elle n'est pas folklore nag du jigéen boo xam ne ay affaire de ay ndaja ay sabar ay tëgg moo ko intéressé elle est battante ba pare li ma gën a yéem li may gis ci moom su ma duggee si biir nit yi si commune bi ñi ko xam ñoom ñooy tax ma koy gën a bëgg parce que dañ lay wax baaxam ak nangoo liggéeyam ak jàppale bu muy jàppale nit yi. maa ngi tudd Cheikh Talibou Yetow dëkk fii ci commune Derklé Castor Dieuppeul dëkk fii Derklé juddoo Derklé màggee Derklé. dañoo nekk ci benn commune boo xam ne commune bi dafa dee. commune bi dafa dee te nit ki fi nekk muy Cheikh Gueye def na benn mandat ba mu jeex ñu dolli ko ci presque 3 ans parmi les 3 ans yooyu Cheikh Gueye def na 2 fois mandat yoo xam ne yëpp premier adjoint la nekkoon fii mu nekk fi maire. ville de Dakar ak commune Derklé durant année yu mu fi def presque li mu am comme budget mënuñu la wax fan la ko def parce que gisuñu ko fi ci investissement bu bàyyi bon kon tooy dañu toll foo xam ne dañoo soxla changement bi ñu soxla parce que dañu am benn commune boo xam ne dafa dee te dañu bëgg commune bi yeewu nekk en développement moo tax ñu soxla actuellement quelqu'un ki nga xam ne moo ñu mën a pousser ñu dem muy Birane Ngom ci biir activité Birane Ngom tey fii nga gis ñu taxaw nii dañuy financer femmes yi démb ñu ngi doon financer éleveurs yi bon sans compter poste yu muy wutal nit ñi aide bi muy def ci dëkk bi social bi muy def ci dëkk bi vous comprenez tey mënuñu nekk ak Cheikh Gueye tey mu doon maire ci commune bi amuñu structure boo xam ne mën nañ ko utiliser amuñu lycée amuñu terrain bay ngi nii ça fait bientôt 4 ans kenn mënu ko utiliser boo waxee mun la entrepreneur bi dafa daw ak xaalis bi defe naa ko daw ak xaalis war nga mën a am plainte centre baa ngi nii ñuy peinture
durant bi mu fi nekkee ba léegi 4 jours après bureau vote yi mi ngi nii taxaw ñu koy peinture parce que daf ñuy yàpp rek moo yaakaar muy def yenn yi. maa ngi tudd Seynabou Seck sant yàlla alhamdulilah parce que tey dañuy gis dafa am benn sondage bi génn ñu gis suñu candidat Aboubacar Sadikh Bèye moom moo nekk maanaam moo raw gàddu gi daal kon donc am nañ ci yaakaar bu dul dara aussi tamit commune Dieuppeul Derklé tey jii fépp foo dugg ci visite de proximité yi mi Liberté 5 mi Castor muy Derklé fépp fu ñu dugg suñu xel day dal parce que ku nekk xam ne ne campagne proximité moo koy gagné waaw. maa ngi tudd Aminata Fall maa ngi dëkk Castor juddoo fi yaroo fi màggee fii ci gox bi di voté école Dieuppeul 2 foofu laay voté. Ndeye Marie Ndiaye waaw comme casquette bii ma sol moom laa àndal. li ma ciy wax mooy kontaan ci ndax loolu dafa nekkoon suñu suwee bu yàgg ñu bëgg ko yàlla dogal mu suñu ko am ba tey yàlla dogal ñu am ko ci Ndeye Marie Ndiaye muy nit koo xam ne ñun jigéen ñi man koo bëgg ko ànd ak moom xam nañu tax mu ànd ak moom parce que dafa nekk jigéen ju baax nekk jigéenu liggéeykat nekk jigéenu jàmbaar nekk Aline Sitoé Diatta femme de développement mën a dimbali ay jigéenam moo tax ñu ànd ak moom. Henriette sant Dieng. foo dëkk. Derklé. ban candidat nga àndal. Birane Ngom. lan moo tax nga ànd ak Birane Ngom. waa parce que Birane dafa nekk nit koo xam ne nitu liggéey jàmbaar daal nitu liggéeykat waa ba pare am parole waa ñun jigéen ñi nag ñun groupe Nopp sa jëkkër dañoo mobiliser fas yéene jàppale Birane waa mu jël ndam li fii ci Derklé ndax. lan moo tax jàppale woo leen seen morom jigéen bu mel ni Ndeye Marie Ndiaye madame Dieng. waa Ndeye Marie Ndiaye tamit Birane moo ko fi jiitu moo tax waa dafa yéex a jóg mais moom tamit ñi ngi koy ñaanal ndam tamit waaye daal ñun daal nitu Birane Ngom lañu wax. Adja Ndeye Coumba Wade présidente bàjjenu gox Dieuppeul Derklé conseillère à la mairie de Dieuppeul Derklé. Cheikh Gueye monsieur le maire waaw moom laa àndal ñu ngi espérer de macha allah campagne bi de ñu ngi ci macha allah ànd naag dal waaw ànd naag dal. adversaire mi ñu ngi ko doon laajte bilan bi génnee na ko léegi yow loolu lan nga ci xalaat. bilan bi li mu wax yëpp am na waaw programme am bilan bi li mu fi def gis nañ ko parce que maire yi fi jëkk jaar yëpp li mu fi def moom li mu fi def kenn mësu ko fi def man ci li ma fekkee parce que depuis 83 maa ngi fii ci Dieuppeul Derklé mais li mu fi jot a def ci 2014 ak léegi musul am benn maire bu ko fi def. waaw c'est pas dama ànd ak moom moo tax ma koy wax sama dëgg sama aqu yàlla taala laay wax. maa ngi tudd Ndeye Tall nekk ci liste madame le maire Ndeye Marie Ndiaye maa ngi dëkk Castor juddoo Castor kon foog naa ni commune bi yàgg naa fi yàgguma fi waaye itam foog naa ni li ma fi xam bari na trop te li ma gën a poussé ma dugg ci politique bi bari na de. c'est parce que sama xol dafa naqari ci Castor moo tax ma dugg ci politique bi pour ànd ak madame Dieng. choix bi ma porté ci moom mooy jigéen la jigéen boo xam ni dafa dem ak propre moyen am kenn joxu ko xaalis kenn financé wu ko te xam nañ ne jigéen ku fi yor xaalis yaa ngi ko dugal sa biir kër jëndi or baa nga woote ngénte baa takk moom nag daf ko jël ñëw na jeunes yi kaay leen ma wan leen ni ngeen di liggéeyee wan leen yéen góor ak jigéen ni ngeen utee xaalis awma lu ma may kenn parce que yoruma ko. mais mën naa am nu ma yoon bu ma leen wan ba ngeen am seen autonomie bopp mën a toog mën a liggéey. Je m'appelle Seydou Ba, je suis du mouvement Comme Eva, le collectif en mouvement pour l'équité et les valeurs et l'action du professeur Awa Marie Coll Seck. Je suis actuellement dans la liste du candidat Aboubacar Sadikh Bèye. Notre programme il est articulé autour de 4 axes. Et dans tous les axes, c'est des axes où l'on retrouve la majorité de la population. Nous avons pris en compte les aspirations des jeunes, des femmes et de la population, c'est-à-dire de l'environnement et de la scolarité. C'est ça nos principaux axes du programme. maa ngi tudd Diénou Malick Samb di mandataire Union Citoyenne Buntu bi bu Dieuppeul Derklé en plus tête de liste proportionnelle bi maa ko jiite. Madame Dieng li tax ma porté volontaire pour ànd ak moom dafa nekk femme de développement nekk femme boo xamante ne elle est battante te am na ay projets yoo xamante ne elle est réalisable parce que gis nañ fii ñu bëri dañuy teg seen projet mais da ngay xam ni que lii li ñu teg nii mënuñu ko réaliser mais moom fi mu jógee ak li mu liggéey foofu ba tax ñu indi ko fii xam nañ ni que mën na li muy liggéey moo tax ñu jëlee ko fa
toog naa ku nekk ànd naa xool gis naa fi ku nekk waxtaan naa ku nekk mais lim ma wax moo ma doy ba ma ànd ak moom. El Hadj Famara Seydi Sarr dëkk Dieuppeul Derklé en même temps chargé de com du maire Cheikh Gueye. campagne bi nag ni ma ko gisee fu mu nekk nii bon jeex na ba pare te foog naa ne fu mu nekk nii lépp li ci waay waroon def na ko donc muy ñii di xëccoo yëpp donc fu mu nekk nii li ñu mën a wax rek mooy nañ ko rafetal rek comme rafet na ba fii ñu yegg ceeg jàmm ku ci nekk votel ki nga war a votel may woote nag pour ñu jàppale le maire Cheikh Gueye parce que nag comme moom laa àndal te gis naa li mu fi def te commune bi aussi wax dëgg yàlla bu ñu duggee ci biir kër yi ñi xam nañ ne nit ñi gis nañ li mu def ci biir commune bi mais nag comme li ñuy wax yi fu parparloo bu xasee ba dugg rek ku ci nekk wax dëgg yàlla li ngay gis amaana doo ko bëgg a fësal mais nag wax dëgg yàlla ñun ñi ànd ak moom donte même bu ñu àndaloon ak moom sax gis nañ li mu fi def defal na fépp muy Dieuppeul muy Derklé muy Castor donc fu ci nekk gox bu ci nekk nag laal nañ ko amaana nag laaluñu fépp parce que nag kenn mënul def lépp wala defandoo lépp c'est un programme boo xam ne ñu ngi ko doon dérouler ñu koy dérouler ba fu mu nekk nii ñu ngi koy dérouler sax ba tey comme bu ñu laalee ci pavage bi maanaam donc bëri na secteur yoo xam ne wax dëgg yàlla ciblé nañ leen war nañ leen pavé te dinañ leen pavé incha allah. tudd Momar Cissé Seck di tête de pont monsieur le maire Birane Ngom au niveau de la cité Asegna Sotrac. fu mu nekk nii ay fan ci des ñu jublu ci càppaandaw bi nan ngeen gisee seen campagne est-ce que moral bi baax na. waaw le moral est bon loolu naa ci sawar a tontu lool parce que waaw campagne bi ça fait 2 mois wala plus ñu ngi ci jour et nuit waaw proximité bi ba léegi ñu ngi ci tegguñ suñ tànk macha allah daal ça s'est bien déroulé te am nañ yaakaar ni yàlla suñ borom mi maye ndam dinañu may ndam bu sedd guy. Aïssatou Diouf. Dieuppeul. Castor fii. li tax ma taamu ko parce que day dimbale jigéen di dimbale mag yi di jàppale gox bi bu baax moo tax ñu taamu ko pour ànd ak moom ku jël suñu carte yi pour jox ko waaw looloo tax ñu ànd ak moom pour voteel ko. lan nga xam ci moom ci ay compétences. baax na yaatu na te yemale na ñëpp ñun ñu fiy ñëw ni day mel ni ay moromam la fekk. ñun ñëpp la yemale kon def ñu def comme doomam ñun tamit ñu bëgg ko suñ bopp. di ko yokk courage rek mu gën a am doole pour mu gën a am doole bu baax ñu jàpp si ñun tamit loolu lañ koy gën a may doole daal loolu lañ bëgg mu dem daal ba gagné ba nekk si mairie bi loolu lañ ko bëgg a jàppale moo tax ñu topp si gannaawam bu baax. candidat yeneen adversaires yi tàmm nañ di ko attaqué de tout bord naan xaalis la yor moom lay politiquer loolu loo ciy wax. waa xam nga ku ñàkk argument moom pour sosol nit ki moom day yomb ci yow monsieur Birane Ngom nag yàllaa ko baaxee commune bi parce que suñ amoon ñeent ñu mel ni moom yaakaar naa ni suñ commune bi ci kanam la jëm nit koo xamante ni amoo décret wax dëgg yàlla ngay def te yàlla tax di yëkkati sa xaalisu bopp bu dul dara sax bon moom personnellement c'est un homme d'affaires. Et puis rawatina mu nekk directeur comment dirais-je directeur de l'informatique au niveau de la caisse de sécurité sociale IPRES di dimbale askan wi te cela fait 3 ans wala plus koo xam ne da ngay yëkkati sa xaalis di dimbale askan wi di faj bu mu gàcce yi kooku yaakaar naa ni buñ ko dénkee suñu commune dina ko jëmale kanam nit ñi nag moom waaw nee nañ seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel. waaw bu ñu jógee di ko tuumaal naan day pasaree xaalisu réew meek affaire yooyu bon ñun moom du ñu dugg ci détail yooyu li ñu ñor mooy suñu candidat jëf yu rafet yi muy jëf ci commune bi ak seede yu rafet yi ko askan wi di seedeel waaw en un mot dire daal te saa yu jógee moom ñëpp jóg waaw ba la dernière fois il y a à peine 3 ou 4 jours bi ñuy def suñu caravane ils ont essayé di ñu jéem a buntu xatal jéem a indi ay provocation ay réero ay xeex affaire yooyu mais ñun on répond pas à la provocation. dëkk Dieuppeul ñëw nag àndandoog Ndeye Marie Ndiaye madame Dieng ndax ku nekk sa cinéma waaye bu ma duggee ci moom laa gis la ma doon wut ndaxte Ndeye Marie elle est sociale Ndeye Marie moom social moom daal jigéen ñi ak xale yi. tabaarkàllakaar collectivité ba do mënuma exprimer wu carrément mais daal Ndeye Marie li ñu doon seet ci moom dañu ko gis ci moom
baax na yaatu na taxaw pour jàppale jigéen ñi jàppale ndaw ñi. maa ngi tudd Daado Sow conseillère municipale dëkk Dieuppeul Liberté 3 laa dëkk. elle est la seule femme commune bi ba mu daj 7 lañu juróom-benn ñëpp góor lañu moom rek moo siy jigéen te macha allah muy jigéen ju dëgër jigéen ju am fulla am fayda mën li muy def parce que moom elle n'est pas politicienne moom femme de développement la li muy liggéey Dieuppeul Derklé yëpp xam nañ ko ba Liberté 3 fa ma jóge moom ci jàkk yi centre social Derklé ci mu ngi ci nu mu tudd ci groupement yi mu ngi ci formation yi amul lu mu des jigéen bu fi nekk rek loxoom dugg na këram. waaw am na candidat jigéen la mais dafa yéex a jóg dafa yéex a demandé daal comprendre nga bon ñun nag bon y a trois bon kenn kii la nu mu tuddati sax nu mu tuddati Cheikh Gueye yaa kii Birane Ngom yaa DG Port waaw man nag ci Birane laa nekkoon xam nga mais gisuma fa sama bopp léegi dama retourné waat jiwaat DG Port. def naa ne jigéen yëpp war nañoo mobiliser wu ànd ak moom ndax moom daf ko jar lu tax mu jar ko ndax moom dafa ñëw Khalifa Sall bi mu ko indee fii ci commune bi mu ànd ak Cheikh Gueye nekk 2e adjoint au maire mu ñëw jàppale jigéen ñi taxawu leen ba ñu def réseau tey bu ñu amee formation moom la mu financé ñu ba tey ji ñu ngi dem ak financement yi macha allah kon jigéen ñi dañoo waroon mobiliser wu ànd ak moom ndax at bi atu jigéen ñi la nañ def tout changement. ñun jàpp ñu benn bokk dafa am ñaari candidat parce que tey boo jëlee coordonnateur jeunes yi mu ngi ànd ak Ababacar Sadib Bey boo jëlee coordonnatrice femme yi mu ngi ànd ak Ababacar Sadib Bey boo jëlee le coordonnateur mu ngi ànd ak Ababacar Sadib Bey bu ñu demee ñëpp toog waxtaan ñoo xam ne fii ñu ñoo fi ne démb ak barki démb waxtaan suñu biir jël Ababacar Sadib def ko suñu coordonnateur APR def ko coordonnateur Benno Bokk Yaakaar ñëpp nekk si junaam nag donc bu ñëpp ànd ak moom pour liggéey commune bi la mais ñun gisuñu fi beneen candidat parce que ñu ngi wax koo xam ne tey dafa bokk suñu yaakaar ma dafa bokk suñu parce que bu président joxe ñeent yaakaar naa ku bokk si coalition bi moom nga war a àndal donc képp ku def leneen lu dul loolu rek dafa ma jàpp ne yow bokkoo si coalition moo tax nga def loolu. du Abdou Khadir Sarr mais ñu ngi may gën a xamee ci tur Djiri Sarr. waaw maa ngi ànd ak candidat Birane Ngom. moom depuis 2018 septembre la dugg ci kii bi ci quartier bi boobu ba léegi mi ngi def social il est très généreux yorul ndombal tànk yorul décret waaye mi ngi def loo xam ne ci dëkk bi. ñu yor décret ñu yor mairie defuñu ko ci social lépp ci poche am la koy def. loolu moo tax ñaan xaalis lay politique mais yëpp ci xaalis boppam la koy génnee kooku bu yoree mairie bi kooku am nañ ci njort dina dimbali population Dieuppeul Derklé. et puis nag suñu communes yi Sénégal nañu fexe ba jox ko jigéen ñi quoi ba bële communes yi ay góor ñooy diriger dara doxul mais jigéen li ñu mel si kër ku ne xam na ko. man dama ni commune bii ren képp kuy yaay kuy papa kuy doom kuy jeune fille war nga jug taxaw jàppale madame Dieng Ndeye Marie Ndiaye parce que li mu osé nii vraiment ak li mu teg ci sunu kanam musu fi am politique bi muy politique wax na xeexloo ma kenn xastanteewu ma ak kenn te ñi fi nekk ñëpp lu rafet la leen di wax lu baax la leen di wax ci tey Sénégal aujourd'hui tey jeunesse Sénégal boobu éducation lañ soxla ci nit yi ay nit yu am valeur ay nit yu am éthique. soo seetee ci wàllu infrastructure waaw macha allah am na ci benn programme boo xam ne nii bu authentique boo xam ne tey jii war na ko def ci biir commune Dieuppeul Derklé parce que tey loo njëkk wax nee nañ tey base wu lépp mooy santé parce que moom santé ak éducation tey ci la jiital lépp. ñu sant yàlla alhamdulilah boo seetee tey Dieuppeul fii nii rek def na fi tey plus de 70 millions tey loo xam ne musul am ci histoire commune Dieuppeul Derklé. jigéen ñi fi nekk ci je pèse bien mes mots jigéen ñi ko def ñëpp fii ci commune bi ku nekk séq na ak yow lu baax ci ñi ma ko war a wax ndax am na réseau yu bari yoo xam ne fii dërëmam dugg na ci moom te boobu xalaatul woon sax nekk maire bu ñu yàlla mayee sutura may jàppale ñu ba ñu am jigéen gu mel ni Ndeye Marie Ndiaye mu ñëw bëgg ñu defal suñu gox te ñu ànd fe moom dëkk ak moom ci biir gox bi dëkk Castor vraiment yaakaar naa jigéenu Castor yi bu ñu manqué woon tey Ndeye Marie du campagne ndax dafay jóg rek ñu jox ko maire bi mu dem liggéeyi ndax ku ci nekk xam nga lu mu mën a liggéey lu mu capable lu mu sañ ak lu mu sañu. sama candidat nag mooy candidat bi nga xam ne moom la ñëpp ci wër mooy ki nga xam ne ni ku ko gis jël ku ko gisul seeti ko muy monsieur Birane Ngom. début sama xel daloon na trop ci campagne yi parce que dañ doon ne non violence mais actuellement li fi am moo raw sax violence on dirait que rébellion moo fi am parce que mënu ma concevoir kenn koo xam ne nii lépp li muy def loo ko wax mu ne la bul tooñ te ku la tooñ bàyyi ko nga jóg xool ko ba muy dem
nga bàyyi ko ba mu dem ak sécurité am nga dëpp ci ginnaawam song siège am toj siège am saccagé oto yi fa nekkoon gaañ jigéen yi fa nekkoon te bi mooy 4e fois ñu koy def bon violence boobu lañ bëgg mu arrêté parce que tey dañu am benn programme boo xam ne ni mooy pour sargal les femmes financer les femmes financer jigéen ñi commune bi Derklé Castor Dieuppeul Liberté 3 ñu koy defee fii en face Kër Birane Ngom. Pourquoi en face Kër Birane Ngom parce que fi ñu ko waroon defee dañu am suñu beneen partisan boo xam ne dafa teg ay bâche liggéeyu ci def ci dara mais pour empêcher ñu bañ a jege terrain bi quoi. Bon ñu bàyyi ko moom parce que boo gisee loolu yëpp li ñuy wax la daw violence bi ñëw indi ko ba buntu këram mais ñu ngi jël tey suñu matukaay mat sëkk li ñu bettoon démb ak bërki démb du ñu bett tey violence boobu duñ leen ci fekk si parce que xam pourquoi duñ leen ci fekk si ñoom xam nañ am nañ défaite ba pare ñu gis nañ suñu génn ba pare li ñu génn ba pare moo tax ñuy ñëw dañuy woo ci affaire bi ñu fekk si leen te duñ leen ci fekk si mais dañ ne koo topp ba mu sës ci miir bu yàggee sa kaw la jëm. Le marché Castor constitue un poumon dans la commune de Dieuppeul-Derklé et ça fait partie de nos préoccupations ainsi que de la population. Et donc nous avons un programme bien ficelé pour ce marché et qui se déroulera, Inch'Allah, au cours des 5 années qu'on va faire au niveau de la commune, car nous sommes à peu près certains de notre victoire le soir du 23 juin. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que 2 candidats de Benno Bokk Yakaar, car je pense que l'unique candidat de Benno Bokk Yakaar, c'est celui qui a été désigné par le président Macky Sall. Donc je ne vois pas qui est le deuxième. Le message que j'adresse aux populations, c'est de venir très tôt le matin voter et d'attendre patiemment le soir pour qu'on savoure notre victoire. li ma leen di wax en tant que jeune li tax ma bàyyi ñëpp ñëw ci moom ñoom tamit nañ def ni man parce que dama gis ni que day promouvoir jeunesse bi boo gisee ku mel ni man nga jël ma def ma mandataire en plus tête de liste loolu rek jàngat la donc jeunesse bi bu ñu xoolee loolu rek xam nañ ni que kii day promouvoir jeunesse bi dafa bëgg a pousse jeunesse bi ñu tàkk donc nañ takku jàppale ko ngir mu am ndam te bu amee ndam suñu sag la parce que ñun ñëpp a ci nar a gis suñu bopp bu soobee yàlla. boo xoolee bi ñu duggee ci campagne bi ñëpp ñu ngi doon topp bilan mais da ngay gis sax comme ni mu ko waxee koo xam ne day taxaw ci bilan bi ne ana bilan parce que boo xoolee li nekk sama ginnaaw nii rek muy maternité bi ci bilan bi la bokk poste de santé bi defaraat nañ ko donc bëri na ay affaires yoo xam ne def nañ ko muy pavage yi ci koñu Derklé yi en tali yi ci Dieuppeul tali yi ci Derklé donc stade bi en construction déjà donc bu amul woon benn lëj-lëj bu ndaw boo xam ne wax dëgg yàlla fu mu nekk nii ñëpp xam nañ ko xam nañ ne du ci moom mais ci ñoo xam ne la àndoon ak moom mu am yaakaar ci ñoom jël jox leen ñooñu léegi ñoo wëlbatiku dem ci beneen liste boo xam ne bu liste concurrente donc ñoom ñuy wut tamit donc c'est normal ñu xaw a naju te affaire yi moo tax affaire yi yéex mais loolu ci projet yi la bokkoon mu nekkoon un projet phare boo xam ne wax dëgg yàlla buñ ko fi defoon tey kenn dootul waxati. madame Dieng luweewul kenn moom yorul quantité qualité la yor fii ku ñëw yaa indi sa bopp. nekkul di dugg ci marché bi di génne nit ñi pour di leen solal ay t-shirt moom day véhiculer message am mooy ñëw leen ma wan leen ndóol gi ngeen ne foo leen jaax ba ngeen génn kaay ma wan leen fi ngeen di jaax ba yéen jigéen ñi ba am seen autonomie bopp moom ci loolu lay yëngu. madame Dieng utiliser wul les moyens de l'État te gis nañ fi caravane yoo xam ni fii boo ko gisee xam ni xaalis bi ñun ñoo ko moom ñu les Sénégalais moom nag usé wul ci loolu yëpp. avec maigre moyen yi mu am ñun ci lañ ko topp te dañ ko gëm parce que dañu xam ne jigéen femme de conviction la te ñi fi ne ëpp ñu ko diplôme jàkk ñu ko jàng te foog naa ni li ñuy wut nii bu dee ci mbirum collectivité locale commune moo leen ko gën a aay moo leen ko gën a xam parce qu'elle a plus d'expérience que góor ñi fi nekk yëpp. coppite bi mu fi war a indi mooy mu changer gox bi daal xam nga defal suñu marché bi bon te et puis tamit marché bi dafa bëri nit te kenn organisation amul ci marché bi dafa désordre. dégg nga ak bu tawee fii tamit tali yi oto yi ndox yi fi ñuy gaare dañuy gaare sa buntu kër ba di ko yàq te doo ci mën dara boo waxee ñu xuloo ak yow xeex ak yow ñun daal dañuy ñaan yàlla daal suñu marché bi daal ki gagné ci commune mu def la ñu marché ba mu ne comme marché France ba ñuy raxas ba mu set di ko tëj di ko ubbiwaat ku ne gis ci sa bopp loolu laa bëgg soobee yàlla ñu tëb. bu weesoo élection yi ñaan nañ yàlla sax mu jël ndam li macha allah waaye bu ko weesoo ñun dañuy ànd ak moom comme nañu àndee woon ak moom avant duñ ko mës a bàyyi. ndax elle est sociale te ñun kuy ànd ak nit mu social ñun bàjjanu gox en tant que bàjjanu gox ñun séddale la ñu xam kon dañuy àndal ki nga xam ne dafay séddale moo tax ñu ànd ak moom. waaw bu ñu waxee Benno Bokk Yaakaar ñun suñu xel dafay dal parce que boo seetee coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ci bëri ñu ngi ak DG mais xëy na ñeneen dañuy wax turu coalition Benno Bokk Yaakaar mais ñun gisuñu beneen coalition Benno Bokk Yaakaar bu dul suñu candidat macha allah. Mamadou Diop yore bi muy xale
jaar ci Pape Diop jaar ci Khalifa Sall ñëw ci fii ci Dieuppeul Derklé kooku mairie jaaxalu ko lu mu xam la te macha allah xam na ko oyof na mën na ànd ak nit ñi xale bu tuuti dina ko fi téye te li ma gën a neex ci moom chaque jour que Dieu fait pré-campagne ba léegi ñu ngi dugg def porte à porte musul dugg fenn ba yàq adversaire am sama càmmiñ lu baax lay wax ci ñoom da ngay dem ba foog ne sax ñooñu lay politique bu civilisé la ñuy def campagne bu civilisé ñuy ñaan nag suñu borom maag sama Amazone yi femmes yi ak jeunes filles yi man duma mës a wax te tudduma leen parce que benn lam du yëngu madame Dieng rek mënul dem sans les autres bu toogee ba mën lii tey nit ñi nekk ci ginnaawam te bu ko wanul woon nit ñi kat ñu toog seen kër. fii mu ne dama arthrose mais damay dox ak ñoom ba sonn soog dugg ci oto yi parce que li ma won la kon nag dañu naan ko jaaraamay madame Dieng ñuy ñaan nag ci barke Mouhamed ci barke Makka ak Medina Munawwar commune bi yàlla nañ ko teg ci suñu loxo te am nañ ci yaakaar ndax moom ñun duñu porte à porte di tëññe kañ nit ñi ñooñu soxla dañu jël si fii ngay gis nii nit ñee ñëw di ko solliciter dañu bëgg a ànd ak yow teg mu oyof yaatu ànd ak ay xale yu baax macha allah te ma xamal la commune département de Dakar yëpp moom dong moo ci jox ay xale pouvoir élu yi ngay gis fii yëpp ñun rek ñoo ciy jeune sunu doom yi rek ay jeune ñun mag la ñu dañu gunge rek moom nag gàcce ngaalaama ñuy ñaan sunu borom li ñuy mbëbët te di ko ñaan yàlla nañ ko yàlla may ci barke Mouhamed yéen itam merci beaucoup. lan ngeen di xaar ci moom bu jëlee mairie bi yan coppite ngeen bëgg mu andi si commune bi. waa changement mu defaral ñu Derklé waa xam nga tiwo yi nga xam ne day bouger fii ndox bi di couler fii foos yi dégg nga ba pare defaral ñu ñun jigéen ñi ku ci nekk di nekk si jënd ak jaay parce que ñun ay jigéenu jàmbaar lañ liggéeykat lañ ñu ngi yëngu si jënd ak jaay waa te Birane nee na bu ñëwee daf ñuy jàppale ñun gën a kii tey jii la suñu financement yi di génn. xanaa maire bi fi nekk moom Cheikh Gueye kontaanoo leen ci moom. ah wax dëgg yàlla man Birane laa xam Birane daal laa xam waaw. lan ngay wax waa Dieuppeul Derklé ci élection yi ñu jëm pour ñu ànd ak dal. waa ànd ak dal rek bañ a am benn violence. waa ñun ñëpp ñu mobiliser dem voté ji waa ci jàmm yàlla def si jàmm que c'est le meilleur gagne. tey nag ñun ñi ngi seetaan loo xam ne moo ngi raam di dem ci suñuy doom ñun la jëm ñoom ñii ay mag lañu seen wàllu wëy na mais ci ñun suñu ay doom la jëm li fi am léegi amu fi woon mais pour wax la vrai li ma tax ma gën a attaché wu da ngay ànd ak moom di porte à porte wala yow seul nga dem ak équipe nit wax la ci moom loo xam ne lu bees lay doon ci yow ba pare nekk lu concret lu tax nag nga war ko jàppale. billahi Sénégal gépp bu ñu amoon ku mel ni moom jarul ñuy voté nañ leen jël leen teg leen ci maire yi ci da xam dañuy réussir. gis nañ ci candidat yi am na ci jigéen bu nekk ci commune bi bu ci engagé wu nan nga gisee candidature am muy madame Dieng Ndeye Marie Ndiaye. ah am na ci droit moom moo doon deuxième adjointe maire am na ci droit gis-gisam la waaye ñun daal macha allah Cheikh la ñu àndal man. ñu ànd ak dal rek ku xëy sangu ba set ñaan yàlla sa borom dem wote sànnil ki ngay sànnil ñëwaat sa kër toog man de noonu laa ko gisee. Idrissa Diop. Cité Marine Derklé. Je suis avec Birane actuellement. dama xool ñëpp calculer ñëpp xam nga ku nekk ma topp la ku nekk ma xool la mais j'ai vu que bon avant les élections sax mi ngi ak nit ñi quoi di wax di def social di jàppale nit ñi di waxtaan ak ñoom dugg ci biir nit ñi kafre bi waxtaan bi social bi di dimbali nit ñi daal te li nga xam ne moom lañ soxla te bon topp ñu ko nag pour li mu am wala li mu mën. mais dañ koy topp ndax conviction am ñaan nag yàlla may ko ndam yàlla defal ko sutura yàlla taxaw ko. moom mooy jigéen bu njëkk a taxaw fii ci Castor Dieuppeul Derklé pour demander mairie bi jigéen ñi nag la laa leen di wax mooy jigéen moo mën a jàppale moroomu jigéenam Ndeye Marie Ndiaye moo xam li xew ci biir kër yi Ndeye Marie Ndiaye moo xam li metti ci biir kër yi parce que jigéen bu ne xam nga lu nekk sa biir kër. kon nag foog naa jigéen ñi bu ñu solidaire woon te ñun ñoo ëpp góor ñi kon Ndeye Marie Ndiaye jaxul muy voté programme am rek war nañ ko yóbbu ba mairie bi mu dem toog le 23. mais nag fii daf fekk ni fekkee da nga appauvrir sa population ba ñu sonn wala ndekki wala añ wala reer amuñu ko nga ñëw ne leen junnee gi nii ñu sol t-shirt ak cap dem toogal la. fii nag location moo fi ne bu ñuy demee boor bee sol jaune dellu boor bee sol blanc
Ndeye Marie nag toujours ñun même casquette jigéen ñi dafuñu de bu ëllëgee dinañ xam ki ñuy votel kan la dañu sonn doo appauvrir sa population ba pare ñëw di leen jox 15000 te duñ ko jël dañ koy jël mais boo demee ci bañ gàcce ga foofu di nga xam ne de 365 jours ci dépense ci njaboot gu sonn ci njaboot gu liggéeyul di nga xam fan ngay jaar ak ñoon ñan la ko fëgg yegg ko borom social ngi nii. message bi may lancé waa commune bi nag lenn rek la mooy ku ci nekk wax dëgg yàlla xam nga lu baax ci yow xam nga lu bon ci yow xaalis bi nag bëri na fu mu nekk nii candidat yi bëri nañ ku ci nekk mu ngi xëpp xaalis bi nu mu ko mënee mais nañu xam ne rek xaalis boobu noonu du luy wëy dañ la koy xëpp nii mais bu élection yi jeexee dootoo leen gisati fii comme ni ko maire di waxee moom rek moo fi candidat bi nga xam ne moo fi xëy di fi yeewoo di fi fanaan di fi yendu donc loolu rek doy na firnde bi nga xam ne wax dëgg yàlla bu ñu waree jàppale ki ñu war a jàppale mooy moom donc loolu moo tax may naan ku ñu jox xaalis jëlal ku ñu jox nga lekkal ba suur mais boo duggee ba ci bañ gàcce bi war nga xam sa intérêt fi mu nekk wax dëgg man continuité laa woote moom laa gis te moom laay woote donc gisuma changement. waaw population Dieuppeul Derklé surtout ñoom lay lancer un appel di leen wax ni ñu jóg dem récupérer ji seen carte d'identité seen carte électeur yi ñi ko jotut a def c'est le moment opportun et puis le moment xam li ci des bëriwul. nañu fas jom teel a jóg dem récupérer seen carte yi te le dimanche incha allah jour J bi le jour du vote ñu ngi leen di ñaax ñu teel a yeew teel a dem voter parce que il paraît que day coïncider ak suñu match 8e de finale yi équipe nationale su ko defee daal fu mi di jotee 13h au plus tard ñi dinañ mën a dellu seen kër yi toog déglu suñuy résultat supporter suñuy Lion ñu am double ndam incha allahu rabbi le 23 janvier. bu 18h jotee daal bëgg nañoo dégg wiiw quoi monsieur Birane Ngom maire de la commune de Dieuppeul Derklé incha allahu rabbi. jigéenu commune bi nag tabaarkàlla delloo nañ ko ñi ma xam te ñu àndandoo ak ñoom delloo nañ ko ndaxte daal xam naa ne daal buñ ko amee ci suñu commune dina baax ci ñun may ñaan nag di woo jigéen ñëpp ak ndaw ñëpp ak góor ñëpp nu ñuy ñëw jàppale Ndeye Marie Ndiaye. ndaxte tabaarkàlla kaar mët na li mu doon ci mairie bu mag bi la nekkoon di dimbali ndaw ñi di dimbali mag ñi di dimbali jigéen ñi joxe na fi ay financement def na fi ay formation ay jigéen jëndal leen jumtukaay ne leen dem leen liggéey ndax moom nee na moom du may kenn xaalis moom dalay jàngal nu ñuy nappee kon dalay jàngal nu ñuy liggéeyee kon kii ku wóor la te kuy jàpp da ngay jàpp ci lu wóor. jigéen ji nga xam ne nag daf leen daan jàppale di leen financer di leen defal lu baax ñoo ko ne na présenté wu ñoo ko dugal ci biir. waaw li muy mat na li mu doon. mat na li mu doon tubaarkàlla kaar mat na ko fees palaasam tubaarkàlla ndax ko ànd ak Mamadou Diop ci mairie Dakar ba ànd ak Pape Diop ànd ak Khalifa Sall bi xam na ni ñu yoree mairie. ba tax bi Cheikh Gueye faloo Khalifa daf ko yebal ne ko dama nga épaulé ko mu nekk 2e adjointam bu mu demee nag ba gis fa boppam xam ni moom li mu bëgg jàng ko mën ko kenn nanguwu ko fa mu génn di jàppale ay jigéenam bu tabaskee mi ngi ci xar yi korité mi ngi koor mi ngi ci dogu yi moom daal tabarkàlla kaar mi ngi ci billet màkk yi mi ngi ci mag ñu feebar ñi mu ngi ci ndaw ñi seen jàng ñi nga xamante ne seen jàng dafa suuxe te seen i waajur amuñu lu ñu leen fayalee mu jàppale leen may leen bourse ñu dem te li muy def daf ko mën te daf ko bëgg te dëgg la ci moom lu mu wax rek dëgg la ci moom. ma kàddu bu mujj mooy na ñëpp àndandoo ñu voteel Ndeye Marie jox ko commune bi ndax kuy wut lu baax da ngay seet ku xam lu baax di liggéey lu baax nga jox ko moom daal mooy sama kàddu bu mujj ñun ñëpp daal ñu ngi derrière elle. tey ñaan yàlla population bi surtout Dieuppeul Castor Derklé nañu ñëw envers elle merci beaucoup. gis ngeen élément bi ñu leen won tey ñu amoon ci ay waxtaan yu am solo ak partisans yi nga xam ne ñoo ànd ak différents candidats yu nekk ci biir commune bi ñu ngi ciy remercier candidate bu mel ni madame Dieng Ndeye Marie Ndiaye nga xam ne amuñu benn jafe-jafe pour approcher ko pour mën a waxtaan ak moom par rapport ak programme am
ambition yi mu am au niveau de la commune. ñu ngi ciy ñaax tamit yeneen candidats yi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir commune bi ñu mel ni le DG du port monsieur Aboubacar Sadikh Bey ak ñu mel ni monsieur Birane Ngom que tëjuñu suñuy buntu mun nañ ñu woo mun nañ ñu contacter ñu mën a waxtaan ak ñoom comme niñ ko defee ak yeneen candidats yi pour mën a xam seen programme ak seen ambition dëgg par rapport ak élection yi nga xam ne ñëw na ba pare. ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous ci fan yu néew avant élection yi pour am ak yéen waxtaan yu gën a yaatu par rapport ak enjeu wu élection yi fii au niveau de la commune de Dieuppeul Castor Derklé.